salaamaaleykum mbokki internautes yi ñu am mbégte tey dalal Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale ngeen di ñu seetaan ci YouTube Thiès 24 ak thiès24.com monsieur le président nga nuyoog ñi lay seetaan. waaw Mbaye Samb maa ngi lay nuyu di nuyu waa région de Thiès yëpp ak waa Sénégal yëpp di nuyu ñi nga xam ne yëpp ñooy seetaan Thiès 24 ak YouTube bi di leen dalal jàmm di leen ñaanal jàmm itam. Thiès 24 de yaakaar naa ne doo fi gan moom. Ndeet Thiès 24 moom ba muy juddu ba tey. maa ngi ànd ak moom. yàlla dogal itam ma xam la à travers toi tam ma xam vraiment ñi nga xam ne yëpp ñu ngi liggéey ci wàllu presse bi ci biir région de Thiès. ñu yàgg jëflante moo tax wax dëgg yàlla am naa mbégte tey. pour la première fois nag ma nekk invité Thiès 24. voilà président ñu ñëw ci actualité bi. li ko lëmbe fi ne mooy mbirum inondation yi. président démb dem na ci terrain bi donte sax am na ñu ne yeex na yow naka nga gisee démarche boobu. waaw li amoon solo mooy bi nga xamee ni mbënd bi ñëw na. muy taw boo xam ne dafa bari doole nekk plus de 200 millimètres ñëw wax dëgg yàlla am foo xamee ni dafa indi ay taataa yoo xam ne indi na jafe-jafe askan bi mooy d'abord président jël mesure décrété plan ORSEC ba pare jël fukki milliards ni juróom-ñaari milliards yi nañu jëlee d'abord nit ñi ci jafe-jafe bu ñu nekk mais jël tam ñetti milliards ni am na ñoo xam ne nii seenum xëy wàññeeku na wala la ñu dencoon ci dund ndox mi yóbbaale na ko kon ñooñu tam luñ leen xool ràññee leen te jàppale leen ndax nit mën nga ko jàppale te yeggagoo ci moom loolu rek su ko defoon dafay baax waaye nag rafet na itam mu dem ci nit ñi bokk ak ñoom seen coono gisal boppam parce que bu demul woon ba gisal boppam xañ na dogal yi mu jël wax ni nañu jël fanweeri milliards yoo xam ni moom moo koy surveiller boppam pour ñu def ay canalisation yu am solo def ko foofu nga xamee ni nii mooy Kër Massar xañ na kon dogal yooyu du ko jëlee ni mu ko jëlee du ko gaawale ni mu ko gaawale loolu yëpp dafay wane ni président lépp loo xamee ni mu ngi dal ci askan bi daf ko ñor te bu ko yëgee dina ci am taxawaay boo xamee ni bu ko defee rek Sénégal yëpp xam ni tey daal seen président seen njiit ñëw na te indi na ay dogal yoo xam ne dina mën a jeexital ci askan. waaw moom président 2012 bi mu jëlee nguur gi dafa am jéego yu am solo yu mu defoon ci inondation yi bay am na sax ñu foogoon ni inondation yi jeex na dootul amati lan nga yaakaar ni moo indiwaat phénomène bi ba mu tolluwaat fii mu toll. waaw xam nga phénomène inondation bu fekkoon ni dañuy seet ni rek da ngay jël ay jumtukaay pour def ko bari na dëkk yu muy xew tey du fa xew te xam ngeen inondation dafa lëmbe àdduna yëpp su ñu demee ba réew bu mel ni États-Unis am inondation ba ñu leen naan lu mat 1 million de personnes dañu leen a toxal yéen xam ngeen li nga xamee ni moo fa xewoon. muy dal réew yu mag ci Afrique bii ñu nekk mu dal réew yoo xam ne ñu ëpp doole fuuf Sénégal tey Nigéria bii nga xamee ni nii téeméer bu nekk boo xamee dugal nañ ko ci CEDEAO bi nga xam ne ñoo ko bokk juróom benn fukki Nigéria la nekk su ñu demee ba Nigéria ñu dem ba ñaari téeméeri junniy kër yàqu fa ñeenti junniy oto yàqu fa ñeent fukki nit ak juróom génn àdduna wax dëgg yàlla defe naa ne mbir mi du mbiru xaalis mais mbiru xalaataat ci ni ñuy dëkke la gis nga problème inondation li ci ëpp solo problème aménagement du territoire ndax Sénégal dañuy wax ni téeméeri nit yoo jël juróom fukki yi ñu ngi dëkk ci taal te ma xamal la tey nag ni juróom fukki yooyu ñu dëkk ci taal boo leen yóbboo ba téeméer juróom benn fukki yi ak juróom benn ñi ngi dëkk diggante Dakar Thiès ak Mbour kon dafa am loolu ñuy tuddee pression urbanisation boo xamee ni nii bu fekkee ni jëluñ ci ay matukaay seet nit ñi ni ñu war a dëkkee ci suñu wàll tam ñu xool ci wàllu plan d'urbanisme yi naka la ñuy joxe autorisation yi ak naka la ñuy joxe yenn garantie yi ba nit ki fu muy dëkk ñu xam ni du yoru ndox feeg defuñu loolu problème mu inondation bi fi jóg loolu moo tax ma jàpp ni président bi mu ñëwee def na conseil présidentiel ñu xalaat mu jël benn document tënk ko mu am fukki décision yu am solo yoo xam ne jëloon na ko waaye nag xam ngeen ni problème mu dérèglement climatique mooy li nga xam ne dafay xew ci keew mi
nga xamee ni nit ñi sax ñoo koy yóbbee seen bopp waaye nag day dellu si waat yàlla wàccewaat ko ci ñoom dem na ba loolu dal wax dëgg yàlla nekk na jafe-jafe boo xam ne dafa lëmbi àdduna te jàpp naa ni tey bu ñu amoon fukki junniy milliards tam du tee bu ëllëgee ñu am ay jafe-jafe waaye nag tàmbali liggéey jéem a rafetal suñu dëkkuwaay mooy li nga xam ne moom la ñu war a def te loolu ci la président taxaw. et pourtant nee nañ nguur gi def na ci lu ëpp juróom-ñaar fukki junne ak juróom-benn fukki milliards. waaw juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukki lu ko ëpp. waaw loolu moom maanaam 766 milliards. waaw loolu moom xayma la woon. xam nga nguur gi dafa bi ñu demee président def conseil présidentiel dafa def lu ñuy tuddee plan décennal moom mooy plan boo xam ne dafay am fukki at yoo xam ne dañuy war a liggéey ci wàllu inondation yi bi nga xamee def nañ ko dafa amoon ñetti étage benn bi moo doon plan d'urgence boobu keroog ba ñu toogee di réunion le président wax ni nañu génne 69 milliards def ko ci ku ne xam nga ne tey route nationale bii nga xamee ni mooy route nationale numéro 1 boo daan jógee Dakar di génn Dakar booba wax dëgg yàlla boo ci kenn mënu ci woon jaar daan fees ba kenn du ci jaar dafa dakkoon gis nga ne fii ci Philippe Maguilène Senghor boo demee par exemple ci Pikine bari na ay gox ci Yoff foo xamee ni nii da daan taa waaye nag booba plan réglé na ko waaye nag taw bii ñëw na dafa ñëw ak doole joo xamee ni nii kenn mësu ko gis mu indiwaat yeneen jafe-jafe léegi nag juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukki milliards budget la du maanaam loo xamee ni bi nga koy wax dafa nekk ci sa gafaka nga koy liggéey. prévision la woon dafa am loo xamee ni après dañ ko dem waxtaane ko ak ñi nga xamee ni ñooy jàppale Sénégal am na lu ñu ci may am na loo xam ne dañ ko waroon lef li ma mën a wax tamu leer ndax man député la te dama yor këyit yi nga xamee ni jamono bu nekk bu ñu defee budget dañuy def li ñuy tuddee loi de règlement loi de règlement yooyu day wone exactement li ñu dépensé man wax naa ne li ñu def ci mbënd bi boobu ak léegi boo ko xaymaa yeggul jege na ñaar téeméeri milliards te yegg ko fa kon nag am na loo xamee ni def nañ ko sénégalais yi teg nañ ci seen bët am na loo xamee defaguñ ko te war nañ ko def jàpp naa ni assemblée nationale tam mi ngi def liggéey boo xamee ni bu ci pare dinañu yokk app bi nga xamee ni moom le président waxoon ni plan décennal bi day dem ba 2022 xam ne ñu yóbbu ko ba 2035 mais xool itam ay yeneen i moyens mooy yeneen alal joo xam ne dañ ko war a tënk votel ko gouvernement bi pour ñu mën a liggéey pour saytu loolu ne ngeen da ngeen def mission parlementaire est-ce que mën nga ñëw ak ñun ci mission parlementaire boobu leeral nu doxin bi naka lay demee ak finalité bi lan la waaw xam nga mission parlementaire dafa nekk loo xam ne ni suñu règlement intérieur mooy téere bi nga xamee ni lépp lu ñuy def ci lañ ko tënk ci la nekk dafa am article 49 bu wax ne assemblée nationale mën na dogal ñu def mission parlementaire d'abord lan mooy rôle mission parlementaire mooy fexe ba député yi lépp lu ñu war a xam ci mbirum mbënd mi ñu fexe ba xamal leen ko mission boobu nag moom mooy daje fukki député la ak juróom fukki député yi ak juróom ñun suñu groupe am nañ ci fukki député waa liberté et démocratie am nañ ci ñetti député ñi nga xamee ni ay non inscrits lañ leen tuddee am nañ ci ñaari député ñuy fukki député ak juróom su ko defee ñooñu dañuy daje képp koo xamee ni nag acteur nga woon ci plan bi nga xamee moom lañ tuddee plan décennal de lutte contre les inondations ministre bi nga xamee ni ak ministre yi nga xamee ni ñoo ko yor te ñoom seen loxo duggoon ci ñu koy gérer ci wàllu politique parce que politique bu président de la République bu ko décliné ba pare ministre yi la koy jox pour ministre yi yeggale ko ñoom ñëpp dañ leen di déglu itam ñi nga xam ne ñooy directeurs généraux fonctionnaires yu mag yi agence yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu woowu ñoom ñëpp ñu déglu leen ba pare sax déglu ay experts yoo xam ne ñu ngi dëkk Sénégal te seen xam-xam màcc ci wàllu woowu ñu déglu leen lu tax ñu leen di déglu bu ñu leen déglu dinañu xam ku ci nekk lañ la joxoon ak la nga doon liggéey ak naka nga ko waroon a liggéey na fan nga jaar ba def loolu su ko defee rapport boobu bu ñu ko amee dina tax lépp lu jëm ci wàllu inondation lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamee tey ñoom ko doon def 2012 ba tey ñu xam fan la jaar fan la dugg ak naka la ñu ko dugalee ci biir liggéey bi ñu gis itam fi nga xamee ni jotoon nañ fa def liggéey ba ndox taawatu ko parce que tey boo demoon fii ci maison du parti socialiste
nga xam ne kenn mënu foon a jaar. ci Colobane. waaw ci Colobane lu tax ndox taawatul lu tax ndox taawatul fii ci Philippe Maguilène Senghor lu tax boo demee Pikine quartier yi nga xamee ni nii defaroon nañ ko ndox taawatu ko loolu itam ñu gis ko parce que booy xool da ngay xool li baax xool li nga xam ne itam matul nga boole ñaar yëpp. loolu lan lañ ci jur mooy bu ñu paree ñu tënk benn këyit boo xam ne këyit bi dinañu wax président bi nañ ko jébbal moom ñu ko ñun de bi ñu xoolee plan décennal bi lii la ñu gis ni moo matale lii moo manqué waaye lii la ñu bëgg itam bu ëllëgee ñu toppatoo ko def ko parce que député askan wi rek la fi nekk waaye nag du ñu yem foofu bu ñu ko defee ba pare itam député yi ku ci nekk da ngay am rapport bi pour que ñu def nag benn plénière mooy daje boo xam ne dañ koy def ca salle bu mag. ubbi ko nag Sénégal yëpp di ñu déglu ñu woo presse bi ñëpp toog. acteurs yi ñëwaat. acteurs yëpp ñëwaat bu ko defee ku bëgg a laaj waaye bala ngay laaj dara da nga koy xam. loolu moo tax mission d'information bi dafa am solo parce que mission d'information moo mën a permettre député yi laaj ya ñuy laaj sax ñu am fu ñu ko teg wutal ko ay firnde wutal ko ay sësuwaay yoo xam ne ni bu ñu ko laajee ministre yi dinañu tontu bu ko defee Sénégal yëpp dinañu xam kan moo def liggéeyam kan moo matale lan moo des ci liggéey bi waaye itam li ci baax itam ñu génne ko parce que mission d'information bu set rek li nga xamee ni nii da nga naan lii dafa matul ma wax ko da ngay wax li matul nga joxoñ ko li nga xam ne bëgg nga ñu def ko nga dut ko baaraam bu ëllëgee bu ñu dajalee alal bi ñu mën ko def foofu. est-ce que am na délai yi ñu jox mission bi pour mu jébbale liggéeyam. waaw xam nga assemblée nationale dafa li mu tënk dafa bari. li ñu wax ni le 31 octobre au plus tard maanaam ñoom ñu ngi leen may ñeent fukki fan ak juróom li ñu war a def yëpp dinañ ko def ba déposer rapport kon nag le 31 octobre au plus tard rapport bi dina disponible ñu jox ko député yi jox ko itam président de la république parce que nag dafa am loo xamee ni charte réew moo ñu ko jox mooy ñuy évaluer li nga xamee mooy politique yi nga xamee ni gouvernement bi ak président de la république ñu koy doxal kon nag ki nga xamee ni nii da nga ko war a natt ba xam li muy liggéey aw na yoon wala awul yoon boo paree da nga koy jébbal rapport bi moo tax dañ ko jébbal président de la république le 31 octobre bu ko defee ñun ñëpp itam ñu juboo jàpp bis boo xam ne ni ci la ñu woo ministre yooyu yëpp ñu toog kon maa ngi koy wax Sénégalais yëpp bu boobaa itam dinañu ubbi salle bi presse bi yëpp ñëw toog su ko defee li ñuy wax bu leen neexee ñu def ko en direct nga xamee ni Sénégal yëpp dinañu dégg liggéey bi nga xam ne député yi def nañ ko waaye surtout xam nga dem rek di jooy naan lii metti woon na amul solo xam nga lan moo am solo mooy ñu teg ay saafara yoo xam ne bu ëllëgee du ma ni du amaat de waaye dina gën a oyof ci askan bi parce que loolu moom mooy li nga xam ne ni moom la ñuy visé léegi yow naka nga comprendre position groupe opposition parce que ñoom dañ ni audition des responsables yéen ngeen di mission naka nga gisee diggante boobu waaw dañu juum ñoom dañu juum parce que xam nga ñoom dañu wax rek ni dañu bëggoon ñun ñu ubbi lu ñuy tuddee session extraordinaire xam nga session extraordinaire président de la république moo ko mën a dogal boo demee ci constitution wala juróom genn wàllu député yi boo ci yokkee benn député mooy majorité wax ni ñun kat dañu bëgg ñu def session extraordinaire loolu la constitution bi wax ñoom ñu bëggoon ñu ubbi session extraordinaire waaye wax nañu sax ni 2011 bi mbënn bi amee ñoom dañu defoon session extraordinaire pour député yi ñëw ministres yi ñëw ñu déglu mais xam nga lu tax lan mooy différence ñoom bi ñu def loolu dafa fekkoon ñu nekk mois de juillet te bu assemblée nationale tëjee mois de juin bala muy tijjiwaat day dem ba le 15 octobre ñun nag dafa fekk ñu nekk septembre nga xam ne suñu diggante ak ubbi assemblée wax dëgg yàlla matutul weer soreetul kon nag ñu di leen def fi session extraordinaire xaju jaru ko nañu def mission d'information bi nga xamee ñi ñu jël ñu ay député ñu wóolu leen ñu représenté ñu parce que ñoom ñu ngi ca biir désigné nañu d'ailleurs ñetti nit yi leen fay nekkal ba pare bu ñu ñëwee nag ba ñu xamee ni liggéey nañu boobu document ñoom dinañu gisanteeg ministre yi dinañu gisanteeg directeurs généraux yi dinañu gisanteeg directeur agence yi ba ñu tënk li nga xamee mooy document bi ñu leen di laaj le 31 octobre bu ko defee nag ñu soog a def nag séance plénière boobu ministre yi ñëw toog ñu waxtaan ak dafa mel ni suñu yoon bi ñu jël moo gën a dëppoo ak charte
règlement intérieur. dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla jarul woon sax nag ñu ciy werante. xam na mais nag xam nga bu politique jógee ku nekk di nga jaar fii wax lii wax la le mais fekk ay waxu politique la. mais ñoom ñoo la gën a xam ni yoon wi ñu jaar mooy yoon bu baax bi mooy yoon bi nga xam ne itam mooy jox gëdd député mooy tax itam bis bu ñuy def rencontre boobu di dajale ak di daje ak ministre yi di daje ak directeur général yi nga xam ne liggéey nañu ci wàllu mbënn bi député bu nekk am jumtukaay yu tax ca teewaay keroog nga mën a laaj loo xam ne nii dina mën a jeexital ci askan bi. pourtant mel na ni ñoom bàyyeeguñu de parce que président groupe bi nee na ñoom dinañ gisi député yi pour que vraiment session extraordinaire boobu am. mais mënuñu ko fu ñu koy jëlee fukki dëkk xam nga pour ñu am ko tey comme téeméeri député lañu ak juróom-benn fukk ak juróom kon war nga am juróom-ñetti fukki député ak ñett waaw fu ñuy jëlee juróom-ñetti fukki député ak ñett ñun ñu dem élection am coalition boo xam am na téeméeri député ak fanweer ak ñaar. fan lañ ko mën a jël ñoom kay seen biir sax jubóowuñu ñoom groupe la boo xam ne ni la fa xew moom du ma ko wax waaye wax dëgg yàlla ñoom seen biir sax jubóowuñu benn nit mooy bind rek di wax waaye li ñu wax sax ñoom d'accorduñ bi parce que borom xel bu ne bu fekkee da ngay xalaat li nga xam ni lii assemblée nationale def moo gën a jubóo ak charte bi mais moo gën a baax itam pour askan wi ëllëg ñu mën a xam fan la ñu war a teg suñu tànk pour que lii néew mënatul am de parce que nag yàlla dafay ñëw ak tawam te itam dérèglement climatique dafa nekk mbir moo xamee ni képp ku ciy wax tey na nga bàyyi xel ni li nga xam rek ngay wax da ngaa xam tuuti mais da nga ëppale lu bare ba nga xamee boo ci wax na nga ci def attention waaye nag mën nga wax ni dinañu def ay matukaay ba ni ñu def ba ndox amatul fii ci Colobane ni ñu def ba ndox amatul fii ci Maguilène Senghor ni ñu def ba ndox amatul fële ci jidda Caaroy kaw ak feneen ñu góorgóorlu ba loolu tam ñu wàññi ko ci Kër Massar te loolu sax président bu ñu waxantee dëgg rek déjà wax na ko parce que su demee ba ni damay jël 30 milliards def ko benn programme boo xam ne damay génne définitivement Kër Massar ci ndox mi te mu dem ba ni man maay saytul suma bopp man président la République parce que ku ne xam nga ni ingénieur géologue xam gis nga bu ñuy wax nii ci wàllu ndox d'abord à la base ingénieur géologue li mu ci xam kenn xam ko ci kon nag loolu dafay wane ni jël na mbir mi moom ci boppam te itam incha allahu rabbi bu ñu defee li ñu war a liggéey def ko yaakaar naa ne bu ëllëgee du ma ne coono du am waaye coono dina wàññi. président ñu jeexalee pandémie Covid bi nga xam ne moo nekk ci réew mi fi mu nekk nii mën naa ni sax ci àddina bi yëpp situation actuelle bi ci Sénégal naka nga ko apprécier. sant yàlla parce que damay wax ni benn sénégalais rek bu gaañoo ci feebar ëpp na jàpp naa ni itam Sénégal yi fi génn àdduna matagul ñetti téeméer yéen a ngi xool xam ngeen nga xew ci àdduna su ñu demee ba Nations Unies téeméeri dëkk ak juróom-ñeent fukk lu ko ëpp dem ba ni Sénégal ni mu taxawee ci wàllu inondation jàpp nañ ni bu ñu leen doon teg classement Sénégal mooy jël 2 ci taxawaay bi mu taxaw damay jàpp ni loolu war nañu sant yàlla mais lu tax may sant yàlla bu baax te nag loolu du wàllu politique gis nga Sénégal yàgg na am jaloore yu mel gis nga Sida bi mu fi ñëwee lëmbe réew président Abdou Diouf dafa am taxawaay boo xamee ni ba ci jamono ji dañuy citer Sénégal exemple parce que dañu naan taux de prévalence bi amoon fii ci Sénégal amul ci réew yu mu am da ngay xool dëkk yi ñu dëkk taux de prévalence bi dafa doon bari waaye fii ci Sénégal yàlla dimbale nañu ba Sida mosu fi am faagaagal yoo xamee ni dafa ëpp moins d'1%. xam nga lu tax mu am parce que dañuy jëloon problème mu Sida def ko problème mu sécurité nationale loolu tam le président def ci wàllu Covid gis nga Covid bi bu ñu tudd kenn dëgg la war nañu sant personnel de santé bi war nañu sant chercheurs yi war nañu sant kilifa diine yi war nañu sant nit ñi ci nangu bi ñu nangu di aar seen bopp war nañu sant képp koo xamee ni yaa ngi liggéey ci wàllu cet ni ak ministère yi leen naan waaye ki ñu war a jëkk a gërëm gën ko sant mooy président la keroog bi mbir mi amee daf ko def benn problème mu sécurité nationale wax ni lii di ñëw nañu taxaw def ko mel ni ay nit dañu nekkoon ci suñuy frontière dugg si di xeex ak Sénégal pour faagaagal
gis nga question bi ni mu ko téye loolu moo tax yàlla defal ñu ci ndam bi ñu ci loolu nag ak ñaanu man ñu baax ñi ak fàggandiku doomu aadama yi wax dëgg yàlla et puis dégg ndigal parce que sénégalais yi dafa am ci koor gi benn bis may jaar ci autoroute gis leen ñuy wàcc boobu ci couvre-feu lañ nekk ma seen leen ñuy dox ku nekk takk sa masque di waaxu pour dem sa kër balaa 8 heures jot keroog suma rangoon dafa ñëw parce que dama xam ni peuple bu am solo la ñu am peuple bu dégg ndigal te itam vraiment nangoo dégg itam li nga xamee ni mooy digale yi nga xamee ni kilifa yi wax nañ ko te su ma waxee kilifa yi nag wax naa kilifa politique yi mais wax naa kilifa diine yi wax naa kilifa aada yi ñoom ñëpp ñu jàppandoo waaye nag bu ñu bàyyi suñu loxo parce que feebar baa ngi fi gis ngeen ni mu ngi jógaat ci Europe demaat nañu ba ñi nga xamee ni sax dañ leen a parqué woon ñu koy tuddee confinement ñoo ngi delluwaat di leen parqué moo tax sénégalais bu ñu nelaw nañu yeewu ubbi suñu ñaari bët yi xam ni fii amuñu ñàkk fii amuñu garab bu ñu mën a aar ci lii nañu jàpp ni wax dëgg yàlla feebar baa ngi fi nañu gën a continuer di fàggandiku parce que dañu ni fagaru moo gën faju te nag feebar boo xamee amul ñàkk amul garab li la borom xam-xam yi wax ni la boo ci jaaree ci ngay mën a mucc da nga cee jaar loolu daal la démb yaa ngi wax naan feebar bi am na impact yu am solo sur le plan social ak économique au-delà de l'aspect sanitaire mbaa du am jeexital ci processus d'élaboration budget bi ñu jëm nii tax ñu ngi ci septembre fi mu nekk nii kay xam nga bu amee lu ñëw dal sa kaw te li dal sa kaw bari doole il faut nga defaraat sa toogaay ku ne xam nga ni Sénégal ci at yi ñu génn juróomi at yi 2014 ba 2019 suñu taux de croissance mooy li nga xam ne mooy yokk ci suñu koom-koom mu ëppoon nit ñi nga xamee ñoo ci daan juddoo loolu nag yokkute la mooy alal ji la daan yokku koom-koom bi di yokku pour la première fois depuis 2012 xañ na taux de croissance bi ñuy am ren boo dafay négatif te ñoom xam nañ ko wax nañ bu négatiful tam du yokk waaw ñun ñu ngi góorgóorlu def lépp pour que taux de croissance bi bañ a nërmeel li nga xamee ni gagné woon nañ ko ci at yi ñu génn waaye nag bu ñu demee ba budget bi nga xamee moom la ñu tëggoon nga xamee moo doon budget programme dem nañu ba def ay plan yoo xam ni ay plan Covid la génn ci 1000 milliards di xeex xam nga ni kon wax dëgg yàlla dina am jafe-jafe ci tëgginu budget yi di ñëw parce que li nga xamee mooy feebar bi il faut mu jeexital ci ni ñu war a tëggi budget yi waaye nag Sénégal alhamdulilah rabbil alamin parce que président ci jamono bu nekk seet na li nga xamee ni bu ñu ko defee mu gën a oyofal mbir mi mu def ko loolu moo tax ci biir jamono ñu doon wax ni dañuy yolomal parce que nit dafa am ruux waaye économie tam dafa am ruux ànd bi ñuy ànd tam di demlante dafa am lu muy dundal ci suñu ruux moo tax nit boo ko nee toogal ci benn bërëb doo fa jóge rek xañ na sax nga rey ko loolu moo taxoon yolomal yooyu président defal ko ànd ceeg gouvernement bi nit ñi nangu ko te loolu tam am na lu bari lu mu fay parce que nit ki du dunde rek ceeb ak dugub nit ki am na leneen lu koy dundal am na nit koo xamee soo ko teree dem jàkk da nga koy rey am na nit koo xamee soo ko teree seeti ay mbokkam da nga koy rey am na nit koo xamee ni boo ko teree xëy mu dem wuti lu mu def ci poosam da nga koy rey même boo ko doon fekk ci këram di ko jox lu mu lekk sax da nga koy rey parce que nit dafa complexe loolu moo tax ma ni dundin dafa am ci dund mooy di noyyi di nokki waaye dafa économie itam dafay dund mais suñu diggante itam dafa dañ ko war a dundal te li koy dundal mooy demlante bi ak jëflante loolu yëpp nag boo gisee président lii feebar bi am yëpp bu demee ba yàgg mu tar mu dëgëral mais bu demee ba yàgg mu ne noonu dañuy yolomal pour bàyyi nit ñi ñuy dem seen diggante di ba pare économie di dox surtout ci réew moo xamee ni téeméeri yoo gis juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar dañuy xëy di wuti lu ñu am kooku defe naa ni ñu ngi ko ci wax gàcc ngalaama di ko ci gërëm parce que loolu moo tax yaakaar naa fi ñu waroon yaakaar sax ni suñu économie war na faa nërmeel du fa yegg. président looy tàggoo. xanaa di sant di la sant di nuyu waa Thiès di nuyu waa département de Tivaouane di nuyu waa Mérina Dakhar. ba nga xam ne ñu fa laa nekk maire. mais surtout di rendre hommage sénégalais
surtout ñi nga xam ne dañu nekk ci classe politique bi ndax da nga wax ñaari mbir yoo xam ne muy jëm ci wàllu Covid bi feebar bi jëm ci wàllu mbënn bi seen taxawaay rafet na ci taxawaay bi mooy lan mooy Sénégal saa bu jafe-jafe amee nit ñaa ngi daje di waxtaan te loolu nag dafa nekk lu am solo loo xam ne Sénégal da ko am te ñu bëri ñeeñu ko may lancer message pour que loolu ñu am mooy bu jafe-jafe amee ñun ñëpp ñu toog waxtaan kilifa diine yi ànd ak ñun kilifa aada yi ànd ak ñun politique bi ku jéggi ak ñi nga xam ne ñoo yor majorité bi xam ni intérêt Sénégal moo nekk ci kanam ñu daje di waxtaan loolu yàlla buñ ko ñàkk mukk képp koo xam ne itam yaa ngi wax ci yàq diggante yooyu kooku moom yàlla ñu ko yàlla nootal ba loola mu bañ a li mu bëgg yàlla dimbali ñu ba loola du am parce que Sénégal dañuy waxtaan bu ñu demee ba danger am ñu bokk toog waxtaan te loolu moo ñu jig nañu xool li ñu wër xam ni Sénégal am na loo xam ne ni ñi ci biti ñëpp ñoom ñu koy ñëwee parce que dañ naan mooy Sénégal fan lay jaar ba saabu coow amee ñoom ñu mën a toog daje ci benn néeg waxtaan bokk ndey bokk baay loolu yàlla na sax yàlla na yàgg parce que bu yàggee réew mi dina mucc te bu réew mi muccee ñi nekk ci réew mi yëpp nañu mucc amiin kon mbokki internet yi mi ngi noonu ñu amoon mbégte dalal Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di itam maire Mérina Dakhar ñu di ko sant di ko gërëm jërë ngeen jëf